mais terewul yéen politiciens yi bu ngeen di def seeni déclaration dañuy dégg ay safaan ci li sëñ bi sàkku ngeen nangul ko ci kaw mel ni ci suuf itam yéen a ngi wéy di rumandaat dinañ dégg waa nguur gi dinañ dégg waa opposition bi. bi sëñ Mountakha sàkkoo jàmm xalif général des mourides. ñu dégg ci yéen ngeen naan bu Macky Sall dof-dofloo ba deuxième vague manifestation amaat fi dana gën a metti dana gën a tar est-ce que loolu safaanul ak ndigalu sëñ bi. dama wax kàddu goo xam ne bàyyiwoo ci xel de Babacar dama ne lu dul jàmm ko gën ku amut sax jàmm lay wut kon ginnaaw lañu doon xeex nañu ko ba kañu waroon dégguñu li ci am ca kilifa diine yu tedd yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi bàyyi xel ci dal gi nga xam ne mooy ñun suñu richesse su Sénégal du or de du pétrole de c'est la stabilité du pays et stabilité boobu moom ngay wut moom lay wut moom la ñëpp di wut tey investisseur bu doon dem ci réew lan lay wut stabilité sociale ak politique bu weesoo loolu leneen lan lay wut énergie bu accessible à moindre coût leneen lan lay wut fiscalité bu am doole bu néew doole loolu tey Sénégal daf ci am et moom Serigne Mountakha ak Cheikh Mahi ak kilifa diine yi nekk ci dëkk bi yépp dañ ko comprendre moo tax ñu xar seen tànk tubéy ne jàmm jooju dañu koy sàkku ci ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci langue gi jàmm jooju dama ne képp ku wootewut lu mel noonu sénégalais yi am nañu fulla ak fayda ba duñ la ca fekk xam nga dal dafa am solo Babacar xoolal bourse bu Francfort ci les pays li ñu tuddee les pays africains ci wàllu eurobond le 9 février Sénégal mu ngi woon 3e place le 14 Sénégal xam nga ban place la occupé 8e place la moo ko waral instabilité bi am ci diggante boobu ci réew mi tey ñi yor seen alal wala dugg ci Sénégal lan la ñuy bàyyi xel dal gi ci réew mi man je suis très pragmatique gis nga bi ñu waree xeex dama sol suma dàll bokk ci ñuy xeex. mais justement la responsabilité des uns et des autres. bi ñu waree li fi xew ba jur loraange yëpp bakkan yu rot ñu ci gaañu ñu ci ñàkk seen alal Sénégal mu dellu ginnaaw ci marché financier yi da ngeen di jël lépp jàllax ko ñi féete ci beneen boor ba yéen opposition bi ngeen du ngeen ci dara. xam nga yéen ñi woote résistance woote mobilisation ne nit ñi bañ leen génn leen. xam nga encore une fois dama lay wax ne la ki nekk ci bopp réew mi ñiy diriger réew mi ñu yor pouvoir ñooñu dañu am responsabilité bu rëy et responsabilité boobu am stabilité ci réew mi daf ci bokk. dinañu ñëw ci biir discussion bi ma wax la lan moo tax réew mi tey à un moment mu nekk sens dessus dessous lan moo ko waral gis nga sa doom sax boo koy xoñoñal di ko dóor ba mu yegg ci mur bi boo mooy ci sa kaw la jëm et pendant 9 ans les Sénégalais ont été très dociles la jeunesse sénégalaise a été très docile Sénégal mosul am benn problème depuis 2012. Alors il faut une lecture extrêmement profonde di li xew ci situation bi bu nit ñi yaakaar ne et surtout les politiciens dama leen koy wax je leur ai dit en réunion bu leen yaakaar ne askan wi li ñu génnoon yéen a tax bu ngeen ko defee juum ngeen dafa am goutte d'eau boo xam ne wala prétexte bu askan wi sukkandiku pour wane seen mer. kon jarul wane seen i jaf-jaf jarul fëgg dënn mais ça je l'ai dit moi en réunion j'ai dit il faut savoir décrypter le message ce message c'est pas uniquement pour Macky Sall il faut qu'on soit très clair ce message
c'est pas uniquement pour Macky Sall ce message c'est pour toute la classe politique ñoom politiciens yi yaakaar ne réew mi ñoo ko moom lu leen neex lañ fiy def mën nañoo cucci bii cucci bee def lu leen neex c'est un signal fort bu leen peuple Sénégal jox réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk il faut pas ñu am ay nit ñoo xam ne dañuy nekk ci kaw ñeneen nit ñoo xam ne dañu leen di brimer ci suuf am ay nit yoo xam ne duñu leen boole ci lenn te lu ñu yëkkati teg leen xam nga situation bi waral nit ñi exploser lan moo ko waral teg nit loo xam ne sañu ko bañ ay nit ñuy wut di daan seen doole ay nit ñoo xam ne dañuy wut di dundal seen njaboot jàngoro ji dëgg la Sëriñ Muntaxa bi ñu ne jàngoro ji ñëw na dafa génne xaalis ne ay ca leen ñu xeex ko ñu ne ko doo julli aljuma mu ne damay julli ji ñu ne ko doo dem màggal mu ne damay màggal def ko gis ci ay résultats relancer économie bi waaw kooku toog ci kurusam toog ci sajaadaam yor kurus suñu borom mën koo wan loo xam ne yow mënoo koo gis yéen ñi nekk ci wàllu politique moom sëriñ bi mu ne leen moytu leen lii ngeen bañ ko moytu bàyyi leen lii ngeen bañ ko bàyyi en tout cas dam ne suñu kilifa diine yi nañu leen jox cër bi warloo ak ñoom te bu ñu wootee dal ci réew mi képp ku woote leneen lu dul loolu ma ne sénégalais yi duñ la ci fekk si waaye nag du tee it ñi nga xam ne ñoo fi nekk la ñu diggee bu ñu ko deful mais nit ñi ñu ngi fi fa ñu taxawoon ñu nga fa nañu doon doxalee mënees na cee dellu. kon ku fi wootee deuxième vague violence kenn du la wuyu. mais déggoo li ma la wax je dis encore une fois. ku nekk am nga sañ-sañu wax li nga bëgg mais dama ne man sañ naa man bu ma kilifa église bi ñaanee Serigne François Bodian ma nekk ca Bignona ñaan ma man sañ naa ko nangul la mu ma ñaan parce que xam naa ne dal rek la ñu soxla ci réew mi et loolu encore une fois mooy posture bi ñëpp doxale bi sëñ bi laajee je crois que ñëpp d'accord nañu ci ne il faut ñu teg bal à terre xam ne réew mi ñun ñoo ko moom kenn ku nekk la nga ca waroon def nga def ko ñu continuer et Sénégal continuer ci yoon bi nga xam ne moom mooy li gën ci ñun ñëpp. léegi li yoon sumb te war ko leeral itam daa war a leer wala warta leer. mais